mooy dañu waxoon ne ñun UFR 7 gannaaw am nañ fukki at dañu woon suñu étudiants yi nga xamante ne jot nañu am master dañ leen di feeteel tey feete bi nag liñ ci jublu mooy sargal leen ci njàng boo xamante ne juróomi at lañ ko def motal nañ ci ba am seen diplôme sargal tamit suñu UFR ak université bi di ci nuyu tamit recteur bi nga xamante ne jàppale nañu ci lépp loo xam ne ci doxalinu université bi la kon xam naa daal loolu leen ci waxoon ci tënk daal. waa récipiendaire yi ñu fi am nii juróom benn fukk la ak ñaar mais nag dama ciy waxaale tam loo xam ne waxuma woon dama bëgg a remercier parrains yi directeur Hydroconcept ngi nii ñoom ci parrains yi nga xam ne ñoo jàpp ci journée bi la qui représentant de l'UVS du coordinateur de l'UVS et le représentant de CSE la société CSE ñooñu tamit vraiment jàpp nañ ci journée bu dul woon ñoom yaakaar naa ne journée bi tey du mel nii kon ñoom tamit war nañ leen sargal di leen sant bu baax vraiment di ñaan yàlla maintenant ñu yàgg ànd parce que ñoom tamit gannaaw loolu sax am na suñu étudiants ñu recruter te loolu lañ bëgg diggante université ak entreprise mooy relation boobu ñu créé ko suñuy étudiants bu ñu génnee am feneen foo xamante dañ fay liggéey. voilà juróom benn major lañ am léegi filières yi ñett la benn bi mathématique application la benn bi informatique benn bi ingénieur hydraulique et assainissement. waaw yaakaar naa science moom ku xool dëkk bi rek xam ne science mooy li nga xamante ne mooy tabax li nga xam ne moo feeñ infrastructure yeeg lépp lu jëm ci wàllu ndox informatique wala lu mel noonu kon yaakaar naa ne foofu état bi war na ko gën a mën a jox doole ngir mbir mi gën a jëm kanam kon nag ñoo ngi ciy ñaax autorités yi di ci ñaax suñu bopp tamit ndax ñun ñoo leen di former di ñaan nag yàlla def suñu formation ñu leen di jox tam mu mën leen jëriñ mais loolu mën ñu ko def lu dul entreprise dañ cee jàpp ndax boo formé étudiant te entreprise jëlu ko daanaka du am njëriñ wala moom mu créer boppam entreprise donc yaakaar naa ne loolu yëpp ñun ñëpp ñoo war a ànd daal ngir mbir mi jëm ci kanam. Hydroconcept dañ ko créé en 2013 bi ñu ko créé boobu la filière hydraulique assainissement ñu créé ko au niveau de l'université de Thiès ñun nag Hydroconcept dañ ko créé pour développer sunu réew. Donc moi j'ai fait 15 ans en France, je suis revenu 7 ans en tant que responsable de département en région parisienne. bi ma delsee dama ni pour ñu mën a participer développement dëkk bi il faut que ñu wut ñoo xam ni si liggéey bi ñuy def méngoo nag ak ñoom li ñuy def looloo tax ñun ñu dem gis waa université bi ñu ni leen ñun de li mooy suñu liggéey mooy hydraulique mooy soxali dëkk bi ci wàllu ndox bi ak problème inondation yi fi am yëpp ñu ni leen léegi dañuy wut partenariat maanaam pour ñu am échange entre université bi ak Hydroconcept ci biir partenariat boobu dañuy recevoir ay étudiants yoo xam ne si dañuy jóge ci université bi ñëw passer stage ci ñun recevoir nañ leen aussi suñu bureau yi wan nañ leen bureau d'étude lan la ñuy xaar ci étudiant actuellement depuis plus de 7 mois recruter nañu ñetti étudiants yoo xam ne si ay récipiendaires lañu aujourd'hui jox nañ leen seeni diplôme ñoo ngi ci ñun et ñoom dañu jox entière satisfaction su ma waxee loolu damay wax boo xam ni xam naa ko parce que responsable département laa woon région parisienne pendant 7 ans sur les 15 ans que yi ma def foofu et que recevoir naa ingénieur yu commencé yu jóge ci grande école française yëpp donc aujourd'hui il y a une bonne filière au Sénégal filière bi dañ ko war a jàppale accompagner leen et Hydroconcept looloo ko tax a jóg maanaam soxali réew mi soxali boobu doomu réew mi ñoo koy def donc Hydroconcept ay doomu réew mi lay liggéeyal pour que problème yi nga xam ni si dañ ko jokkanteel fu ñu toll maanaam ci wàllu assainissement bi ci wàllu érosion côtière bi ci wàllu renouvellement de réseau maanaam ay thèmes la yoo xam ni si pratiquement kenn defagu ci dara avec filière yi nga xam ni si am na ci université de Thiès am nañ ci yaakaar ni ñoom ay artisans la ñuy doon pour ñu éradiquer définitivement les problèmes d'inondation au Sénégal. ndax boo ko fàttalikoo ci 2014 ci mois d'avril am na ndaje bu mag moo xam ne woowoon nañ ci presque réew mi yëpp ñu ŋànk ko ñu xalaat ci njàngale mu kawe ñu xool ni am na fu mu sooxee mooy ñu ci bare ci élèves yi dañuy daw li nga xam ne moo gën a féete ci wàllu nu ma koy waxee ci wolof science mooy wàllu xarala loolu nag bu ñu ko seetloo ñu xam ne bu wéyee Sénégal dana dem benn moment dana soxla ay ingénieur dana soxla lu mel ne ay docteur ak ay technicien supérieur te du ko mën am te loolu réew mu ko ci amul doo jëm kanam doo développé. alors fi mu nekk nii presque bu ma waxee téeméer yoo jël yuy def baccalauréat lu yées ñaar fukk
ñoo ci féete ci série scientifique yooyu loolu ñu xam ne mënul continuer depuis 2013 ba léegi ba ñu waxee loolu ba léegi mbir maa ngi gën a yées xale yi di gën di daw série scientifique li ko waral ci sama xalaat bu gàtt mooy am na lu ñu ragal parce que nit bu dawee rek am na lu ko ragal bu ñu ne ko sa njëriñ a ngi fii te malgré njëriñ bi muy daw am na lu ko ragal loolu nag fokk ñu toog bu xel yi dalee ñu gëstu ko ba xam lan moo ko waral ci sama xalaat coefficient matière scientifique yi par rapport ak yeneen matières yi série yi ni ñu leen di délimiter loolu ci li ko waral la bokk ndax sénégalais moom xamul série nee naa la certificat amul série entrée en sixième amu ko brevet BFM amul série boo ñëwee ba bac la ñuy commencé wax série nit ñi nag ñoom xamuñu série li leen ci intéressé daal mooy am nga wala amuloo boo amee ñu tàccu la boo amee ñu tàccu la boo amulee ñu ne la ndeysaan ñu nga commencé jooy loolu la nit ñi xam donc am nga wala amul donc problème série yi il faut ñu xoolaat ko bu baax ba xam nu ñu koy régler ba xale yi dootuñu ragal série scientifique yi parce que may ma rek tuuti am na ku jël major fii léegi informatique bac série L2 la am waaw dañ ko classé woon ci littéraire yi ba ni aayul ci science ñu yóbbu ko fële tey mi ngi nii scientifique yi ñu ko booleel ñu am bac scientifique moom moo leen raw rax ci dolli sax jigéen la encore en plus donc daal njaw des na xam ne yaakaar naa ni bu ñu toogee daañu gis fan la problème bi nekk. nañ desandi si bac bi fuite yi si nemmeeku lan la si ministère bi xalaat lan la si nar a taxawee. waaw fuite yi pour le moment dama bëgg ñu tey ci parce que mi ngi ci loxo yoon problème bu sérieux la boo xam ni kenn waru ko caaxaane ba ku nekk jóg rek di ci wax dafa am benn waaye bu ne ma man de Sénégal dama jaaxle dafa bari émission wax sa xalaat kañ lay am émission wax ci loo xam parce que nit ñi dañuy wax ci loo xam ni xamuñu ci dara donc mu ngi ci loxo yoon procureur de la République jël na affaire bi en main gendarmerie service yi ko yor ñu ngi def seen enquête daañu seet mbir mi topp ko ba ca cëppaandaw la ba xam fu mu jóge ak kan moo ko santaane ak lu ko waral ndax baccalauréat am na importance boo xam ni maanaam benn diplôme amul daraja boobu ak manoore boobu def naa ne importance bi mu am sax nit ñi joxuñu ko licence wala master parce que parents yi ñëpp ñoo ci jàpp ku nekk bëgg sa doom am donc lii bu ci amee nguur gi def ci taxaw kemtalaay kàttanam ba mu leer ndaxte ñi ko fi am baccalauréat sénégalais dañ ko respecté dañ ko naw ci bitim réew am na ñooy dawee seen réew sax di ñëw fii pour di ko def da ngeen koy yëgul mais bu génnee ndongo yi macha allah suñu étudiants yi ñu ngi fu ne ñu nga fay jàng te di baccalauréat bii lañ fa yóbbu te bu ñu demee jongante ci kanam lay waaw lu ne mel nag moom du sax du Sénégal rek la am ci réew yëpp daanaka France mi nga xam ne mooy suñu royukaay ren jii am na fi ci matière scientifique yi amoon na ay fuites ci histoire géo amoon na ay fuites loo xam ni moom mosu fi jóg parce que nit ñi am na ñoo xam ne aussi ñëpp bokkuñu ñoom at mi am nga wala amuma rek la ñu soxla noo ko amee loolu du seen problème loolu nag il faut ñu taxaw ci la ñu nekk incha allah te ragal naa ni dinañ ci am ndam.